ñu fas yéene waxtaanee benn ponk boo xam ne ñu baree bari daanaka def na léegi actualité mu di mbirum ki nga xam ne moo di Boubacar Seye te yoon dal di ko teg loxo ci wàllu wi ni mel tey yéen jotoon ngeen di jokkalante ak moom c'est que moom waxtaan baree bari ginnaaw bi ngeen déggee ne yoon teg na ko loxo xibaar bi ni mel lu mu leen def. xibaar bu ñu mel daf ñoo bett parce que surtout man parce que Boubacar Seye keroog ba muy jël avion di tukki xamatuma boobu ñi ngi dajee ñi ngi jege fin d'année bokk naa si ñu mujjee waxal parce que daanaka dañoo wax ay diggante 14 heures yooyu ci guddi gi la waroon tukki mu ne ma bu ma ñëwee ñu gisante ñu gën a yeggale parce que dañ doon avancé bu baax ci wàllum immigration parce que suñuy waxtaan yëpp loolu la woon ba mu yeggee it diggante wuñu wax dëgg yàlla ba keroog may yëg ni jàpp nañu ko jàppin bi nag ma déggoon ci ay wax yoo xamante ne daf ma xawoon jaaxal parce que nu ma xamee Boubacar Seye ak nu mu fonkee yoon su ma déggee ñu ne dafa amoon interdiction de sortie ma ne loolu du dëgg ndaxte après ginnaaw bi waxtaan nañ bu baax mu ne moom lu ko gën a jaaxal mooy bu fekkoon dafa violé yoon boobaa keroog waruloon war a mën a génn aéroport ndaxte dañ ko interdiroon lu am mooy Boubacar Seye yegg na Espagne toog lu yàgg jël puce Sénégal am dugal si téléphone am ba mu ko dugalee ci la gis benn numéro téléphone bu ko woo à 3 reprises moom moo jël téléphone am woote ci numéro boobu waa ji présenté ne ko man la gendarme MBN bon pour abréger turam quoi dañ la soxloo pour déglu la ci mbirum 118 milliards yi nga avancé woon ci wàllum Union européenne bi ci jëm ci wàllum immigration clandestine mu ne ko ak jamono jii kat dama nekk bitim réew si sama njaboot mais su ma ñibbisee dinaa ñëw wuy si leen gën leen leeral wala leen samay preuve lu ma wax fu ma ko teg loolu sax tax na mu gën a anticiper ñëwam après ci la dem wuti billet parce que jamono yi tukki yombul loolu fexe ba am billet ba mu ñëwee jël billet bi wàcc aéroport wàcc ñuy capturer ko ñun nag loolu lañ ne jaay doole boobu lañ ne du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu ëllëg. ci biir li nga wax noonu mooy 118 milliards yooyu moo jot a siiwal carrément xibaar bi ni mel yéen ñi ko jege fan ngeen yaakaar ne fa la ko teg ba siiwal ko ba tax yoon dal di ci àddu ak moom. fol nag fu mu ko teg mooy fu leer la parce que sénégalais moo gaaw fàtte rek mais moom dafa ne lu ko dalee ci 2005 jàpp 2019 Union européenne dafa dugal ci keesu Sénégal ci ay jaarale ko ci ay fonds yu bari xaalis boo xamante ne dina mën a permettre lu ñu naan sensibilisation au danger de l'immigration irrégulière beneen bi mooy renforcement des moyens de contrôle des frontières amélioration des conditions socio-économiques dans les zones de départ appui institutionnel réintégration des Sénégalais de retour des migrants de retour lutte contre les migrants irréguliers loolu yaakaar naa ni fonds bi looloo ko taxoon jóg maanaam contrôler frontières yi ba nit ñi nga xam dañuy jël bateau yi di mbëkk bi di génn ñu war leen mën a aye zone yi nga xam dañoo ñàkk ba tax seeni ndaw fipp bëgg a génn bitim réew pour yaakaar bu génn rek moo leen war a mën a tax a tekki ñu wutal leen ay activité permettre leen ñu toog mooy lu ñu naan toog tekki donc ak yeneen yooyu moo taxoon a jóg fonds yooyu bu ñuy fàttaliku sax en 2006 ba jamono ñu naan Barça ci la espagnol yi joxoon Sénégal jàpp leen benn fonds boobu ci lañ créé woon fonds REVA mooy retour vers l'agriculture donc yu mel noonu ci la Boubacar Seye interpellé état bi ne 2005 ba 2019 xaalis bu fa dugg yëpp nañ ko audité mais audité ça veut pas dire dañ kaa sàcc. mais yow détails ngay joxe mais moom dégguñu ci ay détails dafa ne xaalis bi mu ngi dugg ci wàllum immigration clandestine. waaw xam nga loolu lépp détails yi ma dugg bu ñu ko déglu woon moom dina leen wax détails yëpp te lu gën a bon mooy interview nit ngeen jël si benn partie kese bu leen intéressé mais Boubacar Seye boobu ba mu lu mu yàgg a xeex la mooy xaalis boobu na leer accusé wul ma Samba accusé wul ma Demba dafa ne état détournement boobu keroog maa ngi dégg Moïse Sadio xam naa dañuy si ñëw mën na nekk détournement d'objectif xaalis bu waroon dugg ci mbënd bi ñu dugal ko ci wàllu mbay loolu yëpp am na. c'est-à-dire loo bëgg a expliquer kon xaalis bi jëm ci wàllu immigration dafa am feneen fu ñu ko dugal. non xamu na am na feneen fu ñu ko dugal mais li nga xamante ne moom la bëgg a wax parce que ñoom dañ ñu dégg ñu ne way xaalis bi détournement parce que dama dégg Moïse Sarr xam dafa déformé ay propos Boubacar Seye parce que ay détournement la ñu la accusé wul kenn détournement xaalis boobu dafa ne nañ ko auditer pour ñu mën a avancer dans les perspectives loolu la wax léegi nag loolu ku ci gis sa bopp yow la pourquoi boobu ba tey yàq luy moom kese rek dong moom moo ci taxaw bëgg a nekk porte-parole du gouvernement depuis quand. waaw ci loolu xam nga dinañ ci ñëwandi mais ci li ñuy desandi mooy ci ponk boobu lu ñëwal maanaam 118 milliards yooyu tey moom Boubacar Seye maanaam bu mu nekkee sax nag horizon maanaam sans frontière mais est-ce que aussi amul ci yeneen ponk yoo xamante ni lalu na ak kàddu bu mu waroon a mën a yëkkati ak gouvernement bi dem ba ci ñoom waxtaan ak ñoom mais jarul siiwal ci presse wala. non mais loolu pour man loolu Sénégal dañ ko war a xam bépp xaalis bu jógee bitim réew dugg ci biir Sénégal bii
yoon la sénégalais yi xam ko déjà rapport bi nga xamante moom lay wax rapport bi gars yi génne nañ rapport bi sénégalais bi gis nañ ko dem maa ngi si commentaire nit ñi di sant yàlla nii nañ ginnaaw yàlla Boubacar Seye ñun ñoo tax ñu xam li nga xamante dugg na ci koppar ci réew mi alors que loolu waruñu woon xaar ba tey ji ñu koy dogal leeral askan wi donc moom dafa ne rek nañu leeral xaalis boobu léegi nag ñoom ñoo war a tontu ñu leeral ko bu dee chiffres yi mu joxe c'est pas vrai ñoom nañu jox les bons chiffres gars yi xam au moins comme ñoom ñoo wax une gestion sobre et vertueuse transparence donc ñun foofu la ñuy xaaree gouvernement bi mais doon nañ ko xaar ci nit ki wàcc nga bëgg jël capturer ko sénégalais yàgg nañ fi dégg ay accusations yu gën a grave ñi ngi fàttaliku faire ArcelorMittal bi fi Abdoulaye Wade waxoon fan la mujj or Falémé bi fu mu mujj pétrole gaz bi nga xamante ne combien de temps la fi société débat ci réew mi 94 milliards Ousmane Sonko kañ la fi donc pourquoi yooyu yëpp ñoom ñu gëmmal seen bët ne mukk luñ ci xool mel ni Boubacar Seye lañ doon xaar rek mu ñëw wax ñu ne ko acca te loo xam wax discours boo xam ne c'est pas aujourd'hui Sénégal yi ñu si bari xamuñu yëgu musuñu sax yëg ni Boubacar Seye wax na lu mel nii il a fallu que ce problème am mu tax interpellé nit ñëpp gars yi mën dem impliqué xool léegi nag sénégalais yi fi mu nekk nag léegi ñoom ñoo gën a dugal seen bopp ndax sénégal yëpp ñu ngi exiger xaalis bi nañ ko leeral fonds bi nañ ko leeral lu dugg ci Sénégal 2005 ba 2019 jëm ci wàllum bitim réew moo xam ci ay fonds coopérative française la moo xam ci coopérative espagnole la wala italienne place de prix lu ci mën a nekk nañ ko leeral loolu la sénégalais yi wax accusé wu ñu ma Samba tudd ñu ma Demba loolu dama yaakaar loolu jarul jël nit ki di ko daj mandat dépôt di ko yóbbu rëbës avec son état de santé Boubacar Seye ñëpp xam nañu du nekkatul xale lu muy def yi da koy def ngir Sénégal da koy def ngir Sénégal ngir Afrique parce que Boubacar Seye c'est une chance ñu am ko comme Sénégal koo xamante ne képp kuy Maroc dëkk Afrique yëpp dañ koy soxla ci wàllum ci wàllum tas ay nu ko ci wàllum voilà di organiser ay débat ci wàllu immigration clandestine immigration irrégulière donc pour man kooku bu ko Sénégal amee chance la dañ ko war a taxaw état lu fu ma ko doon xaaree mooy horizon sans frontière mun a kat yéen malgré seen maigre moyens ngeen am yéen a ngi def Sénégal del seer bu am problème yéen lay woo naka la ñu war a mën a doolelee ba seen liggéey bi ngeen gën ko war a mën a def kii Moïse Sarr daf ko waroon jël taf ko ci wetam def ko comme conseiller monsieur François Guèye Sénégal directeur de Sénégal daf ko waroon jël taf ko ci wetam comme conseiller ba ci président sax waroon na ko mën a taf ci wetam comme conseiller lu muy wax ci immigration fii amul kenn ku ko mën a toj ci Sénégal la preuve les médias heure bu problème amee ci wàllu jëm si wàllu immigration ñëpp seen xel ci moom lay nekk pour woo ko gis amul keneen. ci côté boobu aussi yaa ngi wax sànq nga ne nekkatul maanaam xale wér-gu-yaramam ak fa mu toll nii ci fa nga xam ne moo di ci yoon yan information ngeen mujjee am ak wàllu wér-gu-yaram bi ngay wax. information yu mujjee am mooy wax dëgg yàlla ku wax rek ku dee ak sa bàmmeel ba muy nekk section de recherche traité nañ ko fa bu baax jàppale nañ ko nee nañ ko lépp loo soxla sax ñëwal wax ñu jàppale la si lépp wax dëgg yàlla fa mu ngi woon si jàmmam. mais depuis mu dugg Rebeuss aussi amuñu yenn information ci moom mais xam nañu c'était quelqu'un moo xam ne daan faral di am ay migraine ay bopp yu métti kër avocat mi ngi koy wax koo xamante ne aussi da nga duggee voyage lu nekk ak tukki nu mu méttee escale yaa ngi xalaat boo wàccee aéroport naka ngay ñibbee noppalu ku jóge tukki da nga naan voyage coono voyage bi ma jàpp coono voyage boobu na nga jël continuer kaak garde à vue continuer kaak Rebeuss kooku bu doon xale sax day métti ci moom rasatuma ak koo xamante ne mat nañu papa donc pour man vraiment état bi xanaa rek moralement il est bien mais physiquement il tient plus. ci biir il tient plus boobu seen ay avocat kon jot ngeen déggoo ak ñoom lan lañ leen waxaale ak tolluwaayu dossier bi ci kanamu yoon est-ce que am ngeen ci yaakaar guddi ñu toll nii. waaw dossier bi jot nañ juge d'instruction moo si war a addu moo tax avocat yi mënul dugal liberté provisoire tant que jàkkaarul ak juge bi bu jàkkaarloo ak juge bi rek ci lu koy laaj ak tontu di dox si diggante mook juge bi ginnaaw loolu nag ci la ñuy war a mën a déposer liberté provisoire. pour ñu mën ko bàyyi ndiku waaye ñun demandé wu sax liberté provisoire ñun li ñu bëgg mooy libération immédiate et sans condition parce que lii Boubacar Seye wax pour man jarul jël nit ki di ko sax mettre garde à vue ba di ko déférer loolu pour man wax dëgg yàlla jaru ko ndax gis nañ fi lu fi gën a garaaw foofu ci réew mi yoo xamante ne kenn waxu ci ki dañ ko nëppal pourquoi minimum 94 milliards yi ñu bëgg ko nëppal pourquoi ça fait 2 mois mu occupé média yëpp kenn waxu ci ba tey ngeen xëy ñu ne dossier classé sans suite affaire Aliou Sall bi fa la mujj dossier sans suite Boubacar Seye nekkul un trafiquant de faux billets rayul nit deful dara dafa wax interpeller l'état du Sénégal nañu leeral fond bi jeex na mais sëñ bi lu ma la wax yow mu may sax xam nga ni dëgg mënul weesu lii réew xaw ma nax réewu jaay dool man je pense pas sax man Macky Sall yëg na problème dossier Boubacar Seye bi wa illaa ñu jox ko une mauvaise information mais bu fekkee mi ngi ñuy dégg waaw bu fekkee mi ngi ñuy dégg
dossier bi nga xam moom lañu jàppee Boubacar Seye bu fekkee dañ la fa wax leneen lu weesuwul lii ma wax nii jàppal ni du dëgg Boubacar Seye dafa ne xaalis bu Union européenne dugal ci Sénégal diggante 2005 jàpp 2019 nañu ko leeral nañu audité fonds yooyu mu leer ñu xam fu mu dugg loolu rek la laajte leneen lu ñu la wax loolu lii monsieur le président ñu ngi lay nax te gëm naa ne lii yëgoo ko bu fekkee yëgoo ko nag yëg ko tey Boubacar Seye place am nekkul ci kaso ba. voilà tey jii yéen ñëpp yéen a ngi booloo ci ginnaawam fas yéene waxtaan wala xeex sax lañ ko mën a duppee ba ci sax yeneen kuréel yoo xamante ni ay activistes lañu seen déggoo dafa am ci seen biir wala lan ngeen fas yéene amaleen comme taxawaleen jëm ci ginnaaw Boubacar Seye. wax dëgg yàlla Boubacar Seye Sénégal yi dañ ko jël problème bi def ko ku nekk def ko sa problème bopp kenn ku si nekk si ñoom en commençant par man kenn xaarul ñu woo sa morom ñoom ñoo ko dégg gis ko gis ni lii injustice la gis ni lii jaay doole la gis ni lii yëfu yaa ma neex la règlement de compte la gars yi jug taxaw ku nekk jug taxaw ne du si amee ndax Sénégal ñëpp xam nañ ni lu ñu sikk askan bi bugguñu mukk ku ñuy néewal doole bugguñu ku ñuy tooñ président de la République xam ne si dara ba ñu ko bëggee néewal doole fële ca parti démocratique sénégalais fexe ba dàq ko sénégalais yooyu ñëw faral ko teg ko fi pouvoir bi j'en passe donc ay Y'en a marre ak ay ñoom Alioune Tine ak waa CUSEMS ak ñëpp woowuñu si kenn ku nekk yaa jël mbir mi def ko sa mbiru bopp ba si am na média yoo xam ñu si bari sax yoo taxaw na ñun duñu ko seetaan parce que ñoom yàgg nañoo gis ay information yàgg nañoo traité ay dossiers ay émissions yàgg nañu ko def gis nañ ñu gën a garaaw fii fuuf te ñoo ñi ngi dox seen soxla ñi ngi dox seen soxla donc nag mbir mi sénégalais moom bëggul ku ñuy tooñ bëggul ku ñuy néewal doole te actuellement dañoo nekk di ko tooñ actuellement dañoo nekk di ko néewal doole il avait des rendez-vous de santé war a vérifier son état de santé donc loolu lépp ñu ngi ko jël tëj ko ci rëbës boobu te xam nañu mu xel ni sa place n'est pas là-bas. voilà am na koo xam ne tamit lim ko sànq ci wàllu wi am na laaj ak tontu yoo xam ne jot na ko sekk këru Seneweb mu di Moïse Sarr yëkkati na ay kàddu moom tam ci wàllu woowu tey ñu bare bari yéen tam ngeen di giita ngaas kàddum yooyu lan moo waral ngeen di giita ngaas ay kàddum. d'abord damay fàttali ñi nga xam ñoo ñu seetaan seen journaliste bu Diallo daf ko laaj ndax moom nekk tey nekk na à l'aise le fait que ñu jël benn doomu Sénégal l'extérieur jàpp ko tëj ko moom en tant que secrétaire d'État chargé de Sénégal l'extérieur lan moo ci xalaatam nekk na à l'aise mu mel ni ku ciy kontaan moom pour moom au contraire moom affaire bi au moins gêné wu ko daf nag ndax gêné wu la mu ne ko non au contraire donc gêné wu ko kooku nag man à partir d'aujourd'hui man je le considère plus comme mon secrétaire d'État chargé de Sénégal l'extérieur en tant que un Sénégal l'extérieur. lan moo tax loolu. non parce que dama yaakaar ni Boubacar Seye du doomu Sénégal de l'extérieur ndaxte day mel ni rek moom bien vrai que état la bokk mais te day mel ni doom bu ñu dénk ak doom boo jur donc lu war mooy yamale man dama doon xaar mu ne kat wax dëgg yàlla kaso wala garab yéenewu ma ko kenn mais ñi ngi comme nee nañ mi ngi si yoon mënu ma ci ardu mais ñun dañoo côté lépp loo xam ne war nañ ko cee def dinañ ci jéem xool lu ñu ci war a mën a def. mais est-ce que gisul na yoon moo war a def liggéey moo non mais est-ce que moom il a déjà tranché moom déjà culpabilisé na Boubacar Seye te dara xewul déjà loolu rek war a mën a tax ñu annuler procédure boobu waru ci woon wax waru ci woon dugg au dossier boo xam dafa nekk ci kanamu yoon benn autorité d'état waru ci taxaw di ci wax di ci joxe sa position moom lu ci waroon mooy mu maanu ci ba moom déjà sortie bi yooyu tàmm nañ ko ci moom heure bu defee sortie dañuy gis ni il faut mu wax ci gaaf am na directeur général des Sénégalais de l'extérieur pourquoi kooku kenn dégg ko ci kooku c'est un homme d'état xam na lu état wax son ministre tutelle Aïssata Sall xam na lu état waxu ci gouvernement bi gisoo kenn koo xamante ne wax na ci est-ce que yow dégg nga ci kenn ku ci wax. mais est-ce que nekkul ne moom moo amoon occasion mu coïncider rek mu joxe ci li nga xam ne mooy cëru wàlla mais pas nekk ay accusation wala mën ngeen ko bañ a gis noonu wala lan moo tax yéen ngeen gisee côté boobu. mais loolu rek moo tax Moïse Sarr génn Moïse Sarr depuis kañ la gëj jox interview. non mais mbiru Diary Sow moo ko yëkkati woon mën nañ jàpp loolu. non ba ko mbirum Diary Sow yëkkatee ba ñu ko laajee question boo xam ne bokk ci da ko waroon a nekkat loolu wax dëgg yàlla mi ngi ci mbirum yoon mënu ma cee addu mbirum Diary Sow laa bëgg ñëw pour leeral même déjà mbirum Diary Sow boobu sax ay wax na ci ay toj la ci wax ay taxaw fi di révéler bourse Diary Sow loolu dina frustré yenn ay étudiants sax yoo xamante ne ay bourse d'excellence la ñu am comme Diary Sow amuñu du ñu fayeeku lu Diary Sow di fayeeku pour moi loolu c'est un secret moom son salaire bu ñu ko révélé woon tey wax ko mbokk mi xam lu muy fayeeku du ko neex donc pour moi am na yoo xamante nit ki da nga am droit de réserve comme droit de réserve boobu la waroon amee ci mbirum Boubacar Seye loolu mooy dëgg mooy yoon kenn forcé wu la journaliste bu la laajee amoo obligation tontu ko lu mu la laaj bu la loolu taxul laa jóg nekk loolu mi ngi si yoon nañ bàyyi yoon def liggéeyam après lu ñu am ñu xam ne loolu am la loolu mooy nit ku responsable loolu la war a tontoo
est-ce que da ngeen bëgg a wax ne moom moo suuxal Boubacar Seye. non mais bu ko suuxul tamit bokk na ci parce que tamit nga bokk ci état di joxe sa position déjà loolu lu mën a am dañ naan loolu dossier politique la donc man pour man daf ci waroon noppi Boubacar Seye je pense que ni ku mënuloon profité ci xam-xamam war ko nekk di ko xalab parce que tamit am na si ñoo xamante ne xam nañ lu may wax bëgg nañu peut-être président xam seen jaajëf seen liggéey bëgg nañu avancer si ay yenn dossiers yoo xamante ne bëgg nañ Boubacar Seye jox leen ko Boubacar Seye ni man samay dossier ak samay recherche ba ma koy def ma sàmm fekkuma ci ma dem fekkuma ci donc man su ma toogee ak président dinaa ko jox lépp luy dossier boo xamante def naa ko ci wàllum immigration clandestine immigration irrégulière ak loo xamante ne moom moo ñu war a mën a génne si situation yi nga xamante ne moom la ñu nekk jëm ci wàllu immigration clandestine parce que liggéeyoon na dossier ba pare ko bu toogoon na président dina ko jox te du ci laaj dërëm soxlawul poste soxlawul conseil soxlawul dara mais nag bu fekkee tamit ñoo xamante ne peut-être wax na loolu am ñoo xamante ne propos yooyu daf leen di déranger ba tax fu Boubacar Seye sëgg ñu rëkk loolu moom intimidation boobu moom du ñu ko nangu tey. da nga bëgg a wax ne Boubacar Seye dafa am ñu koy sot parce que da nga ko laaj ay explication mu bañ wala ndimbal. non mais xam nga am na du si ñàkk am na ñoo xamante ne dañ leen di dénk yenn poste de responsabilité yi. du ma tudd tur mais xam nga ñu may waxal xam nañ seen bopp bu baax a baax duñ ko joxee yenn poste de responsabilité yi tey jii ñu dénk la dara mënoo ko da ngay jéem a dem xooli ñi nga xamante ne ñoo ko mën ñu conseil la. non en fait boo nee ñu dénk la mënoo ko dafa mel ni am na ñoo xam ne xam nga leen. am na lu ñu leen dénk lu méngoo lu Boubacar Seye di def te est-ce que du nekkul kon Moïse Sarr moom ngay viser. non su ma doon viser Moïse Sarr dama koy wax directement man aw ma lu may ragal ci samay wax mais dama bëgg dama junj rek su ma bés bu parce que ñun dañoo tëral plan de communication wax lu nekk rek wax ko dafa jot tey jii am na ñoo xamante ne tey jii jubawuñ ak Boubacar Seye jubawuñ ak moom. xeex bi yàgg na Boubacar Seye ñëpp xam nañu il était toujours seul dans son combat donc ñu si bari tey jii peut-être lu muy wax daf leen di déranger mais lu ci mën am rek ñun Sénégal ñun ñoo ko bokk ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi benn Sénégal la un peuple un but une foi lépp suñu biir mën nañ ko war a mën a waxtaanee bu fekkee tey jii jàpp nga ni tey jii Boubacar Seye daf lay déranger mais xoolal lan moo tax mu lay déranger nga ñëw waxtaan si ak moom c'est quelqu'un boo xamante ne il est très accessible ku ko woo jot ko nga ni ko grand dañoo bëggoon kat ñu waxtaan. tey jii problème immigration wax dëgg yàlla lu ñu la bañ xam nañu am nga ci xam-xam 3 fois def na ko ay formation en Espagne ngeen waxtaan si mu trouver la ay solution jox la ay moyens ngeen liggéey pour man loolu mooy Sénégal. mais tey jii message bi lan la à l'endroit de Boubacar Seye de la justice et des Sénégalais. message bi mooy Sénégalais yi nañu continuer combat bi nga xam ci lañ leen xam mooy injustice na xam nañu Boubacar Seye jamono ji ay injustice lay dund. li nga xamante ni moom la wax muy nañu leeral fonds Union européenne de 2005 à 2019 yi nga xamante ni jege na 118 milliards nañu ko leeral état bi nañ ko auditer pour ñu mën a jàll dans les perspectives xool lan moo ñuy avancer loo ñu dem te bàyyi wax ji loolu la laajte Sénégalais yi loolu la Boubacar Seye wax ñu jël ko ne ko ràpp ci kaso bi ana tey ñi nga xamante dañu doon trafiquer ay faux billets ana tey wàllum 94 milliards yi ana tey wàllum or ArcelorMittal bi. pétrole beeg gaz bi or Falémé bu ñuy wax zircon bi donc problème yooyu yëpp ñu ngi fi ñu doon xaar ay solution ak ay daan ci wàllu yooyu ci ñu ko yëkkati mais tey ñu ñëw taxaw di jël Boubacar Seye di ko teg garde à vue son état de santé xooluñu son âge jël rek pour def yu ma yaama neex ne ko ràpp ci kaso bi te gëm naa ne lii bu ko président déggee na ci bàyyi xel xam ni Boubacar Seye mi ngi dund une injustice boo xamante ne teguñu ko fenn na si ardu jël si ay responsabilités am parce que moom kat moom la ñu dénk réew mi bu fekkee dañ ko jox mauvaise information lii ma wax nii moom mooy vraie information bi te dara du ko dindi rapport yi nga xamante ni moom moo tax ci la sukkandiku pour wax loolu rapport bi ñëpp gis nañ ko démb am na benn quotidien boo xam dafa nekk à la une donc nag moo tax man gëm naa ne bu yeggee si doyen des juges ak une justice indépendante bu ñuy wax du pouvoir indépendant séparation des pouvoirs bu yeggee ba doyen des juges gis dossier bu ñu ko tegal sur sa table dina xam ni lii amul dara loo xam war nañ fi mën a téewe nit gëm naa ne dina ko relâcher et sans condition